salaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaa safoo bernde seen émission mi ngi nii ñu ñëwaat ak yéen tey jii nag dañuy ñëw rek si li ñuy wax wàccaayu koor gi waajal koor dañ leen di indi li nga xamante ne ku nekk yow yaay xool lu la neex man damay commencer ubbee ko ak suñu recette bi nga xamante ne dañ koy def ak suñu kebabs yi nga xamante ni c'est fait à base de viande hachée donc dañuy daal di daw ba ay côté Turquie yooyu wala ay Azerbaïdjan côté yooyu noonu foofu dañuy jëm defar kebab yooyu mu nekk loo xamante ne brochette la tàmm ngeen ko mais dañu indiwaat beneen version revisité bu gën a neex encore moom lañ leen indil tey waaw kon nag duñu def rek du dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah donc comme ni ngeen ko gisee rek donc dinañ soxla yàpp ku nekk yàpp bi nga am ndawal bi nga am man viande hachée bu nag laa yore tey d'habitude damay def mélange nag ak ak xar mais bu nag bi kese moo fi nekk tey moom la ñuy def donc mu nekk ni dinaa soxla aussi li nga xamante ni ñoom ñoo siy dem mu nekk suñu soble yi nga xam ne dañ ko daggate ma jël poivron bu xonk ku nekk boo am ma dagg ko ay dés yu sew a sew ak bu vert bi daal di am fii li ngeen gis fii mu nekk naana menthe ak persil ñu daal di am aussi kaani moom mooy bu orange bi ne ma dagg ko tamit nga xam ne dinañ ko si def di jël suñu épices yi nag li ñu si yore mu nekk si plateau bi nii dinañ soxla suñu cannelle pour ki nga xam ne am na ko ku ko amul garaawul mun nga ko omettre dinaa def cannelle dinaa def ail en poudre oignon en poudre def aussi tuuti poivre noir laaj bu tooy def tuuti paprika def sumac daal di def jinjeer moo xam bu tooy wala bu wow laa yore tey moo tax moom laay def daal di def aussi cumin donc pas curcumin mais cumin donc moom laay def dinañ soxla aussi suñu mélange d'épices bi tey boo leen xoolee bu rouge bi laa jël dinaa soxla tamit sel ak tuuti beurre dama ko fàtte wax mais dinaa ko utiliser dinaa leen wax lu tax ma koy utiliser ak tuuti diw aussi donc voilà ñu daal di ñëw rek daal di commencer mélanger lépp nag fi mu nekk nii. voilà donc li ngeen gis fii mooy damay daal di ñëw commencer mélanger donc ndawal gee ngi nii ma jël sama épices yépp def si donc mu nekk laaj bu tooy. Oignon en poudre, cannelle, ail en poudre, cumin, sumac, ginger, paprika ak aussi poivre noir. Bismillah. donc dañuy def loo xamante ni comme ni ma leen koy wax chaque fois dinañu dimbali ci côté digestion nga xam ne soo lekkee doo sonn ak yooyu noonu lekk bi du diis ci yow du la sonnal du la indil benn jafe-jafe. voilà kii bi. waxuma ko woon mais mu ngi nii beurre la donc beurre laay jël ma daal di koy commencer gratter parce que li tax may def beurre mooy maanaam sama kii bi viande hachée bi ma yore fii bariwul matière grasse donc comme ni ma leen koy waxee rek kebabs yooyu noonu bu amul matière grasse bu bari soo koy lakk muy tas ci sa loxo donc moo tax damay gratter tuuti beurre mu mélangé wu ak moom donc beurre bi dafa sedd loolu nag nga xamante ni du nekk diw noonu ci kawam day mélangé wu ak affaire yi yépp nekk ci biir voilà gis nga lu tolloog ñaari kuddu beurre yu mag rek ngay def donc moom laa yore fii noonu laa koy jëlee voilà daal di koy gratter. gis nga soo ko gratter da ngay am impression que beurre bi dafa bari mais booy gratter mooy def loolu lu mu tuuti da koy sakkanal voilà donc léegi ma daal di jël sama yeneen kii ingrédients yi mu nekk soble bismillah selon rek seen préférence ak kaani bi ak poivron bi bismillah ma def persil yi dama ko haché moom tamit def tamit naana bi voilà
ma daal di ñëw def sama mélange d'épices bismillah. C'est selon votre goût bu leen fàtte mélange d'épices bi amul sel donc man dinaa def nu ma neexee. léegi nag ñu def sel un peu rek bismillah parce que beurre bi ma def bi dafa xaw a salé tuuti voilà nii baax na pour man. léegi nag ñu ñëw mélanger lépp. léegi ku xamul ndax sa boo buggee xam ndax sa assaisonnement baax na saf na ak yooyu li ma lay conseiller mooy da ngay jël tuuti nga dem ci four ci kii bi ci kaw gaz bi nga lakk ko foofu tuuti saaf ko tuuti xool comme booy defar boulette rek ni ngay xoolee noonu ngay dem def bu ko defee yow bu amee lu xaw a manqué bu soxlaa looy dolli di nga xam nga mun a dolli lépp avant nga koy commencer lakk. gis nga léegi nag ma jël tuuti ci diw bi def ko ci pour amaale tuuti graisse aussi bismillah. voilà jarul muy bari tuuti rek mais xet bi muy xeeñ neex ci boppam la def macha allah. voilà donc instant bi li ngay def mooy su la neexee soo paree nii bu fekkee ni par exemple bu fekkoon ni dama koy togg suba ak yooyu su ma neexee ma daal di mélanger nii yëpp daal di koy tëj moo xam ak film alimentaire wala bu fekkee am nga kubéer nga dugal ko ci sa kii frigidaire ba le lendemain nga xam ne affaire yëppay cafka yëppay duggante. sinon comme ñun après ci koor gi nii lañ koy soxla donc dañ koy daal di defar après dinaa leen wan par exemple bu ngeen xoolee nii li ma defar dafa bari parce que damay wàññi lenn loo xamante ni parce que du benn yoon rek lañ koy lekk ci koor gi loo xamante ni dama koy bàyyi après daal di koy conserver beneen yoon su ma amee envie lekk ko dinaa ko mën a jël nga xam ne dina ma dimbali tamit dinaa leen ko wan noonu yëpp yooyu noonu yëpp donc mu ngi nii la ñuy def nettoyer tuuti après bàyyi ko le temps muy toog di def ay affaire am ñu daal di ñëw wan leen incha allah. voilà donc li ngeen gis fii papier sulfurisé la ku ko amul mun nga jël benn plat rek def ci diw noonu daal di ko ci diw tuuti bu comme ça ndawal li du coller foofu donc man moom laay jël léegi daal di jël gis nga lii bant brochette walla lu la neex mais bant brochette walla lu la neex mais man lii daasukaay paaka la donc moom rek laay jël daal di ñëw defar ci samay brochette yi donc brochette yi tey jii bu ngeen xoolee lii def naa ci xawma ñaata variété donc tey jii dañuy daal di ñëw defar rek beneen façon nii rek ngeen gis ko mu nekk loo xamante ni ku bëgg a gis yeneen variété yi aussi yu yëpp même concept bi kese la donc damay daal di ñëw jël lu xaw a yem nii tuuti rek daal di koy gis nga damay daal di jël gis nga bu ma ko dajalee nii ba pare damay xool ci digg bi ma dugal fa kii bi bant brochette bi mun nga ko def ak bant ak lu la neex mais man gis nga bii dafa yaatu moo tax trou bi muy def dafay yaatu moo tax ma choisir ko mais ku nekk rek jëlal li nga am bu dee bant nga am brochette bant yi walla fer yi yépp da koy def gis nga ma def nii tey jii su fekkoon dama koy dem lakk ji ci biti comme yi ma defoon noonu da ngeen di gis ma daal di koy daal di génnee def ko ci bant brochette yu gudd yooyu mais tey jii fii laa koy defee ci gaz bi pour wan ñi nga xamante ni par exemple amuñu kii barbecue grill walla bugguñu taal seen four ak yooyu noonu dafa xaw a tàng ak yooyu donc nga xam ni lii yëpp mun nga ko def ci kaw gaz bi gis nga mi ngi nii léegi boo ko doon lakk nii rek nga koy bàyyee daal di dem di ko tourner waat man dama koy jéem a glisser fii tuuti mu génn xaaral ndànk rek la ñuy def bismillah mu am toujours forme bi da ngay glisser ndànk rek gis nga mu génn xaaral ma pousse li bu fekkee gis nga ni dafa delluwaat mun nga ko xaw a xëccaat ndànk rek ndànk nii xaw ko yaatal tuuti gis nga mu ngi nii donc ñu defaat beneen ngeen gis ku nekk yow yaay xool naka nga bëgg brochette yi doy ndax da nga bëgg yu dëll yu ndaw yu yem yu
yooy xool daal donc man yu yem nii laa koy def gis nga day mel ni comme bu may defar meatball voilà boulette de viande mais mu xaw a gën a ndaw tuuti pour yi nga xam ni moom la ñuy def ak farci yi daal laa bëgg a wax voilà gis nga damay former kii bu ovale juste pour mu mun ma dimbali donc ñu ñëwaat encore ci digg bi gis ngeen su ma defee nii dugal ko ci digg bi nii léegi nag damay jël sama loxo di ko bës moom moo ma koy guddal di ko tas quoi muy gudd gis nga ba ni nga bëgg mu yem donc voilà gis nga taf nga jóge fa bismillah voilà gis ngeen par exemple bi dafa dellu ci bi ma koy xëcc donc moom mën naa ko allonger waat nii ku bëggul def nag kii yooyu yëpp exercice bi yëpp may def su la neexee mën nga jël rek former affaire bi ci sa loxo après tàllal ko xaar ma wan leen boobu mais bu boobaa du am dara ci biir quoi comme nii léegi su la neexee nga jël ko di ko former ak sa loxo moom day xaw a jël tuuti beaucoup plus de temps rek gis nga nii rek lay ñëw mel moom après nii gis nga du am trou du am dara su fekkee da nga bëgg a def trou ci biir mun nga jëlaat lii insérer ko ci biir génnewaat ko mais boo defee nii l'essentiel mooy cafka gi rek bu la neexee sax boo tayalee mun nga ko def ay kii wala même histoire de changer un peu nga def ko ay patty comme par exemple boo doon defar hamburger def ko nii man lii dama koy def des fois mais lu ci ëpp pour ndekki la bu ñuy def boo xamante ni ndekki la mais boobu ak bu viande hachée bu ginaar bi laa koy gën a tàmm di defee nga xam ne dama koy tàppal nii ba mu fin nga xam ne da nga koy sauter rek pour ndekki donc neex na trop ak aussi bu fekkee ni xale yi dañuy dem école mun nga leen ko defal kii añ aussi loolu tam baax na même ci biir kër yi sax léeg-léeg mun ngeen ko def añ bu léger wala ndekki bu léger daal kii reer bu léger du moins voilà mi ngi nii des fois nga def nii rek affaire bi wadd mais da ngay gàdduwaat affaire bi rek téye ma ne ko ci des fois nga def ko mu wadd da ngay pratiquer rek plus mu ngay pratiquer après nag affaire bi di ñëw gis nga bi ñu fi defaroon dañ ci defoon ay forme ak affaire yooyu xam nga def ko ak suñu kii doigts yi comme mu def comme ay sous forme de ciseaux affaire yooyu noonu mais tey moom dañ koy simplal nii rek voilà gis nga macha allah alhamdulillah gis nga boo ko yëkkatee sax mu xaw a topp kii bi tuuti forme bi voilà donc mu ngi nii léegi tey jii ki nga xamante ni donc bii ci benn façon ci denc yi la donc bu la neexee boo ko defee nii ba pare nga daal di koy dugal ci sa plateau teg ko ci benn plateau boo xamante ni dina dugg ci four ci kii ci sa congélateur walla sa frigidaire nga daal di teg film alimentaire noonu ci kaw ba mu congelé bu congelé nga daal di koy jël kii yi di ko lem nii benn par benn ci kawam bu ko defee boo defee nii après lemaat encore ci kawam bu ko defee nga xam ne di nga ko mën a conserver loolu mooy bu fekkee ni bu ñorul bi ngay conserver mais man tey dama koy togg ba pare door ko conserver incha allah donc ñu ñëw yeggale après ñëw wan leen. voilà gis ngeen tey jii bii dañ koy xaw a saaf tuuti donc tuuti diw rek laay def tuuti pour mu dimbali ma bismillah donc lii diw bu ma utiliser woon la donc moo tax ngeen gis specs yi nekk ci biir noonu dama recycler diw bi donc mu ngi nii tuuti laa ci soxla bu ko defee ñu daal di ñëw jël ndànk suñu kebabs yi daal di teg
gis nga lii moo taxoon oups subhanallah xaaral ma wàññi gaz bi lii moo taxoon ma def kii bi papier sulfurisé bi bismillah gis nga papier bi moo may dimbali dama koy jël rek dëpp ko ci bu ko defee moom mu toggal ma ni ma ko bëggee voilà donc ku mu neex nag bu la neexee nga lakk ko gis nga dama koy puus nii pour nga xam ne su ma koy ëlbati fële laa koy puusee comme ça du tis sama kaw tey jii bu rëccoon donc damay def nii rek ëlbati voilà nga xam ne bu rëccoon du tis boo ko tourné nii bu tisee sa kaw mun na la lakk ma jël sama sopalin bu ko defee ma seppi foofu am nii rek lañ koy seppee ñu daal di yeggale donc bu la neexee nga yem fii mais man après il faut ma jox ko guuwu loo xam ne dañ koo lakk ci biti donc bu ko defee ma ñëw wan leen loolu ni ñu koy kiyee ni ñu koy amee incha allah. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii kii bi pare na suñu kebabs yi mi ngi nii donc dama koy jël rek daal di koy teg fii ngeen gis ni xam li may waaj a ñëw def dama koy fumer comme ça mu nga xamante ne day mel ni macha allah lu ñu lakk ci biti ak këriñ ak yooyu donc maa ngi ne la doon boyal sama këriñ moom laay ñëw rek daal di koy teg ci digg bi daal di jël sama diw ku nekk diw boo am mais man tey huile de coco laay jël moom moo ma gën a jege rek daal di ko ciy teg bismillah gis nga daal di jël tuuti soo amee diw ñor xam ngeen ko voilà daal di koy upp ràpp daal di koy upp ràpp bàyyi ko foofu mu fumer def ay affaire am ba mu pare après nag léegi bu demee ba sedd ba kii bi saxaar bi jeex ma daal di koy jël daal di koy commencer nag conserver ko léegi nag dinañ leen won après ñun leneen lan lañ ko mën a booleel incha allah bismillah 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 waaw voilà gis ngeen fi mu nekk nii nag léegi gis nga suñu kebab yi pare na donc damay daal di jël gis nga damay daal di jël kebab yi nu la neex rek nga koy defee bon ma tegee nii comme man bi option laa opté gis nga damay daal di lem ok xaaral ma wan leen bu gën a gaaw donc su ma defee nii daal di jël bi teg fii lem aussi nga xam ni benn du ci taq ak mboroomam gis nga su ma paree nii laa koy tegee donc je refais la même chose ak bi voilà bi dafa dijj bu baax nii donc nga xam ne su ma paree nii rek laay def damay daal di jël benn teg nii annoté naa ko ba pare donc jëlaat bi
dugal teg en principe ñaar war na xaj fële gis nga ku amul jël ko nga daal di koy kii individuellement nga daal di koy congeler individuellement nga xam ni soo paree nag léegi li ngay def rek mooy danga koy daal di kii danga koy daal di jël teg ko bu boobaa du jël sax papier alu yi kii papier sulfurisé yi nii non non da ngay dem rek congeler ko noonu donc man su ma soxlaa damay ñëw rek yëkkati benn wala ñaar parce que bu si nekk xam naa lu si nekk voilà gis nga nii lañ koy continuer ba ñu pare ñu ñëw wan leen incha allah. nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ni rek yow yaay safoo bernde seen émission mu ngi woon nii ñu indiloon leen mu nekkoon ni préparatifu Ramadan ngeen gis ni liñ leen wan ni mu nekk brochette ou viande hachée yi nga xamante ni tàmm ngeen ko ci kër gi donc ma wan leen rek par exemple ñun benn version bi nga xamante ni moom lañ koy booleel ku mu neex mun nga ko boole ak ceeb gis ngeen yi ma fi defoon def naa ci ceeb am na yu ma boole ak ay salade ak yooyu tey jii dañu jël rek ñun daal di jël ay légumes yi ñu am daal maanaam yu lu mel ni soble kaani salade ak kaani xeeñ bu verte bi ñu daal di koy sauté waale ndànk ci poêle bi donc wala nga lakk ko ku nekk ci sa four moom moo nekk nii ngeen gis ñu boole ko ak suñu genre salsa mu nekk tomate fraîche laa jël ak concombre ak aussi tuuti soble ma daal di koy def ci robot bi pulsé ko ku am temps mun nga ko fejet yu sew a sew bi ma paree ma def ci aussi tuuti persil daal di def sama citron ak huile d'olive loolu kese laa ci def ak sel loolu kese laa ci def donc ñu am fii suñu soow wala yaourt yow yaay xool lu la neex parce que salsa bi dafa xaw a saf kaani donc soow bi loolu lay jëriñ day tax day atténuer safaay kaani bi donc ñu am fii frite pour wan leen rek mburu bi ngeen gis nii moo nekkoon suñu pain arabe yi nga xamante ni defaroon nañ ko su fekkee génnagul dina génn sinon bu fekkee génn na aussi ku ko bëgg a reprendre nga dem xool ko ci vidéo yi donc mu ngi nii di leen wax ni émission bi vraiment tey jii moom macha allah neexoon nañu lool parce que liñ fi teg lépp lañ bëgg donc di jël émission bi rek di ko jox képp kuy safoo chez Bilo di ci tàmbalee ak sama grande dame yi les grandes dames si après ñooñu ma daal di ñëw jël ku ñuy wax soxna Korita Aziza maa ngi lay may kii bi recette bi di ko jox aussi sama cousine Kani Sow di ko jox Audibert Caroline Ndoye Alima Bari Khady Ahmed Ñaaña Dabo Oumy Diop merci si abonnement bi Oumy yow moom sama kii nga dama lay bëgg 2 fois parce que sama turandoo rakk nga donc Oumy Diop di ko jox aussi Adja Fatou Ndir Hatoumata Dramé Ami Rayane Seynabou Ndiaye Mambou Solo fële ci Touba di ko jox aussi sama goro soxna Jaara Bousso ak sista Khady Kane ak sista Rokhaya tey jii ñooñ la ñu jox recette yi di leen wax ni bu leen fàtte di ko partager di ko liker surtout mais aussi bu amee kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te bu abonné mu appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier di ñaan yàlla yeggal ñu ci koor gi ak jàmm ak salaam nangul ñu suñu koor ak may ñu kàttan guñ ko jàmmoo lépp luñ ci def rek yàlla nañ ko suñu borom bi nangul di leen jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah